Sadou si lu muy def smart lay def Mame Cheikh récupéré na ko Matar dugul 8 pour waa Ecobat Pape Modou servir na boobu baaxul de servirat foog mu laal table bi waaye beneen côté ba la war a laal. laataa ci doon nekk di gërëm bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo fi teew muy jeunesse bi di remercier bu baax monsieur Fall ki nga xam ne moom moo accompagné tey jii les différentes équipes yi nga daal di ñëw fii daal di fiy teewee compétition bi am solo bi di Tekball ñu gis fii ay différentes équipes yoo xam ne wax dëgg yàlla ce sont des équipes compétentes ñoo xam ne am nañ qualité bi tey te gis nañ niveau de jeu bi yaakaar nañ ne tey jii xale yi suñu continuer bu baax dina daal di gën a mën a daal di gën a mën a réussir ci sport bu baax a baax. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. donc asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak ci santam di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di masawu coono ñi xam ne depuis démb ba léegi ñu ngi fi ak ñi xam ne xëy na ñëw fi ak ñi fi yendu ñëpp di tàmbali nuyu bi rek si suñu gan yi xam ne dañ fi ñëw ànd ak ñun accompagner ñu tey ñu ñëw fii ci vraiment ci tournoi Tekball bi ñu gën ci ràññee donc sëñ Bousso di responsable APR mais aussi di conseiller spécial du ministre des sports monsieur Modou Gueye Fall di responsable APR aussi sagata ànd ak délégation boo xam ne lim na ko léegi du ma ci ñëwaat ak ñi mu àndal ñëpp di ko sant di ko gërëm ak ñi xam ne aussi dañoo nekk fii ci dëkk bi nekk ay conseillers municipaux mais aussi nekk ci bureau municipal bi ñu gën ci xam suñu premier adjoint au maire donc Abdou Aziz Sène nekk fii donc conseillers yi xam ne ñoo ànd ak ñoom ku mel ni Cheikh Kane Ibrahima Ndoye bi xam ne mooy président commission jeunesse sport donc Modou Sock mi ngi fële ñu ngi koy seen ak yeneen conseils yi xam ne teew nañ fi ak responsable yi fi teew yëpp ak kilifa yi fi teew yëpp vraiment di am contentement tey jii donc di abriter lii nga xam ne mooy donc tournoi régional bi xam ne dafa opposé ñeenti club yoo xam ne dañoo nekk ci région bi muy club bu Kébémer club bu Linguère club bu Louga ak club bu Ndoyeen muy loo xam ne vraiment mu nekk une première ndax yaakaar naa Tekball ñu bari bi ñu gisee ñu koy publier sax xamuñu sport boobu xëy na dañ ko daan dégg mais ñu bari xamuñu ko kon nag tey bu ñu ñëwee jël fii indi ko ba fii je crois que loolu dugg na ci cadre promotion sport bi mais aussi nekk na loo xam ne aussi ci Ndoyeen ñi ñu ko abrité aussi vraiment dem na am na côté boo xam ne mën na ci indil ak yokkute mais aussi visibilité suñu commune du Ndoyeen kon nag ñi ngi sant bu baax a baax a baax ah cant yi nag dañ koy tàmbalee ci vraiment que monsieur Fall monsieur Ahmed Fall mi xam ne mooy initiateur donc lii mais aussi moom moo fi créé club bi au niveau de Ndoyeen mais jàpp naa sax bokk na ci ñoo xam ne ñoo dugal le sport bi au niveau de la région mu nit koo xam ne prof sport la sport rek mooy métier am entraîneur de football la ndax aussi dafa yor équipe de football yor ay école de football d'ailleurs école de football la njëkk a créé au niveau de Ndoyeen créé ko au niveau de Loro mais aussi promouvoir ko ci dëkk yu bari ci au niveau du département et de la région kon nag monsieur Fall vraiment ñi ngi lay remercier au nom de tes collègues di wax ne vraiment bu ñëpp melee ni yow sport fi ko le ministre des sports bëgg mu àgg fa Matar Ba mi xam ne donc sëñ Moussa moo ko teewal fii mais aussi li fi président bëgg mu àgg fa je crois que dina fa àgg ndax dañuy président day wax toujours ay territorialisation des politiques publiques territorialisation woon nag dafa sport da cee nekk culture da cee nekk leneen da cee nekk kon nag buñ sañoon comme ni ko sëñ bi waxee football ak sport yu bari dañ ko daan dégg rek ci les grandes villes ay Dakar ay Thiès peut-être Kébémer Louga mais boo gisee ba léegi mu wàcc ñu créer école de football ci au niveau des communes au niveau des villages di créer ay club Tekball au niveau des villages je crois que loolu bokk na ci li naan territorialisation du sport kon nag Ahmed dañu si vraiment sant di remercier aussi Bassirou bi xam ne aussi mooy président club Technopole bu Ndoyeen Bass aussi di un sportif je crois koo xam ne suba ngoon aussi lu mu yëngatu mooy lu avancé sport en même temps mooy président zone de Ndoyeen donc moom moo ngi ci nawetaan yi mu ngi ci école de football yi mu ngi ci lépp moom aussi vraiment produit du sport la mais aussi nit kuy liggéeyal sport la kon nag vraiment ñu ngi koy remercier au nom du conseil municipal comme ni ñu ko waxee rek ñun en tant que commune lu ñu war rek mooy lépp lu yëngatu ci gox yi vraiment ñu jàpp teg ci loxo ndax sport ni ko yéen yi nekkee yëpp ay compétence transfert la sport compétence de jeunesse culture et yëpp ñu nag lépp loo xam ne da koy promouvoir di ko yëngu di ko yokkal ñu daan ci teg suñu loxo gën koo jàpp je crois que noonu lañ ko defee ci culture bi ndax depuis 3 ans gis nañ ne am na nuit du rire boo xam ne day am au niveau de Ndoyeen boo xam ne depuis 2 ans mi ngi am daaw ak Covid moo tax amul ñuy promouvoir la culture artistes yi gën a ràññee ci Sénégal di fi ñëw at mu jot di def donc dafay nekk def
di invité ñëpp ñu ñëw ñuy xool ni ñuy vraiment promouvoir culture bi loolu aussi noonu la ñu koy defee ci sport bi mais aussi tëgbal bi aussi incha allah rabbi mairie bi lu mu ci dana ci jàpp dana ko taxawu ndax bi ñu faal consulté wax nañu vraiment dañ fi organiser tournoi bi ñu jël ñu en tant que parrain loolu aussi dañ ko rafetlu mu nekk loo xam ne vraiment comme ni ñu koy waxee daan ko daan jàpp baax a baax di kon di encourager club bu Ndoyeen bi xam ne waa BT mais aussi club yi xam ne dañ fi nekk ni xëy na lu bees moom c'est dana xaw a difficile parce que nit ñi ñu bari duñ ko xam mais ñi ko gën a gën cee am engagement rek ñoom ëllëg ñoo ci réussir kon nag bu ndewee ba suñu ñaar xale yi vraiment dem ba fes yi ba tey yi ñu war a teewal Sénégal ci Hongrie war a yóbbu drapeau bi Sénégal je crois que loolu nekkul ay caaxaan ndax bu ndewee ba am équipe boo war naa ne représenter Sénégal au niveau international kon nag lii nekkul ay caaxaan kon nag yéen xale yi aussi ñu ngi leen di encourager ngeen gën a góorgóorlu ëllëg comme ni ko sëñ Moussa waxee ngeen dem ba ëllëg aussi ngeen mën a teewal Sénégal au niveau international te loolu rek gëm la ak détermination kon nag ñu ngi leen di gën a encourager di wax ne vraiment sëñ Moussa bi comme yaa fi teewal le ministre des sports que ministre bi recevoir leen ak donc la fédération bi xam ne le président Djibi aussi ñëw na déplacé wu Dakar ba fii kon aussi yow monsieur le président ñu ngi lay sant di lay remercier turu commune bi ci déplacement bi nga Dakar ba ñëw fii loolu dafa waral na aussi yow lii nga nekk gëm nga ko ndax mbir moom ku ko gëm rek du mën a dem maanaam ki ko nekk jàpp da koy gëm mu jàll ko lu nekk ndax nga déplacé wu Dakar bàyyi sa yite ñëw fii ba Ndoyeen je crois que loolu day war na yow lii Tekball dafay nekk sport woo da nga ko gëm kon nag jàpp naa ne buñ la jàppalee fi nga ko bëgg yóbbu da nga ko fi yóbbu loolu nag li koy waral mooy le ministre des sports jàppale la kon nag sëñ bi ñu ngi lay yónnee ci le ministre des sports pour nga mën a recevoir la fédération l'association mais aussi recevoir ñi xam ne nii vraiment dañoo war a dem teewal Sénégal ca Hongrie mu recevoir leen mais aussi mu appuyer le Tekball parce que Tekball aussi bëgg nañ ko leen appuyer ndax bëgg nañu espace bu ñu ko defee ndax fii di Ndoyeen je crois que depuis monsieur Fall boobu ak léegi ak Bassir ñu ñuy interpellé mooy nañu daan xool ci cadre benn espace boo xam ne peut être benn multisport lay doon benn plateforme boo xam ne dañ koy def mu am basket mu mën ci def handball mën ci def Tekball yooyu aussi ñu ngi ciy xalaat pour que bu ñu amee vraiment les moyens qu'il faut ñu mën a créer benn plateforme boo xam ne sport yëpp dañ ko fi mën a def kon nag loolu aussi ñu ngi ci yónnee aussi le ministre des sports pour aussi mu ci mën a jàppale mu jàppaleñ ci équipement Tekball mais aussi équipement école de football yi parce que ñoom bas bi aussi yóbbante woon na ma ci ministre des sports ba ñu defoon benn demande pour lu mu leen mën a jàppale parce que am na école de football yu fi nekk yoo xam ne ay xale leen bëgg nañ ministre bi gunge leen ñun au niveau des mairies lu mu mën day leen gunge mais aussi ministre bi aussi lu mu leen mën a gunge dina gën a baax kon daal xam naa ne pour bañ a guddal te ndax suñu waa Tamba yi xam ne jógee ba Tamba aussi ñu ngi leen di gërëm di leen sant seen déplacement ñëw fii ñoom aussi dañoo war a dellu te mi ngi guddi moo tax du ñu guddal kàddu yu baax mais xam ne daal vraiment am nañ contentement bu baax a baax a baax que tournoi football yi ñu abrité ko fii à Ndoyeen loolu vraiment jox nañ cër waa Ndoyeen baax kon nag luñ ci gën a mën a jàpp rek daan ko ci jàpp bu soobee yàlla gën leen a accompagner ba li ñu bëgg Tekball bi réussir au niveau de la commune réussir au niveau du département de la région mais aussi au niveau national kon daal vraiment ñi ngi sant ñëpp vraiment di gërëmaat vraiment ñi fi teew ñëpp délégation yëpp sëñ Moustapha Amar bi xam ne ànd nag sëñ Moussa bi di président du conseil communal de la jeunesse Darou Mouhty di nekk un jeune bu engagé ci domaine sport ak yeneen ak yu bari ñu ngi koy nuyu aussi teewaayam ak vraiment ñi ànd ak ñi fi teew ñëpp vraiment di sant ñëpp vraiment di leen gërëm je crois que loolu moo amoon kàddu yi ñu ciy sànn di leen gën a encouragé di wax ne vraiment ñu ngi ñaanal équipe yi war a dem final que le meilleur gagne ak kun gagne aussi ñu xam ne ñu ngi lay encouragé voilà merci beaucoup. asalaamaaleykum mbooloo mi nuyu nañ leen ñu ngi leen di jaajëfal seen teewaay. remercier monsieur le maire moom mi dalal ñu fii ci Ndoyeen ñu ko ciy remercier bu baax a baax. fekk li ñu gis la ñuy seede gis nañ ne maire bu oyof la dalal ñu ci mairie ba fa la ñuy yendu am nañ ñu fi fanaan bokkandoog ñun añ ñëw tamit fii ci ngoon gi fekkee tournoi final bi ñu ngi ko ciy jaajëfal moom ak délégation bi mu àndal ñi nekk fii nag teew fi tey ñi doon def démonstration bi kenn kaa ngi tudd Matar Diaw kenn ki tudd Maam Cheikh Fam defoon nañ ci benn tournoi boo xamante ne ci biir Sénégal yépp lañ ko defee ñoom ñoo ci génn jël ci ndam war a représenter Sénégal championnat du monde bi war a am ci mois de décembre donc dañ fi pour jëmmal bés bi defaale ay démonstration pour nit ñi gën a mën a comprendre ñu leen ciy remercier ñoom tamit donc man mii di wax man maay le président de l'ASTEC ASTEC moom mooy association sénégalaise de Tekball man maa jiite Tekball bi fii ci biir Sénégal donc maa ngi tudd Djibi Sy man tamit bi ma yégee ne organisation bi am na fi man tamit man ak sama staff ku mel ni Modou Gueye Seck
jiite chargé du développement du Tekball ñu ñëw fii tamit ñu nit pour gën a yokk jëmm tamit organisation bi ñuy jaajëfal tamit tous les clubs de Louga de la région de Louga di jaajëfal waa surtout club bu Ndoyeen bi nga xam ne moom moo habilité tamit tey ji tournoi bi ñuy def donc lii ci développement Tekball la nekk tey dañ fi ñëw niñ fi ñëwee nii dinañ fa demee tamit yeneen club di remercier tamit club bu jógee ba Tambacounda ñu koy wax Ecobat Tekball club ñu bokk tamit ci ñi ñu gën a ràññee ci Tekball ñoom tamit ñëw nañ fi pour jëmmal donc bis bi donc ñuy remercier donc ñi fi teew ñëpp tamit à mon nom propre et au nom du Tekball sénégalais remerciement particulier au maire wax dëgg yàlla rafet na li ñu def nii jël nañ vidéo yi am nañ ci ay images dinañ ci def ay publication fépp fu ñu ko war a siwal dinañ ko siwal di am chance nag tombé fi ak un conseil spécial du ministre des sports nga xamante ne kooku war nañu gisee ak moom sax fii ak weer bi di dee pour lii ñuy def ni Tekball bi fi ñu toll ni association lañ mais pour ñu def ko comité national provisoire donc ñu ngi ciy wax ak le directeur des activités physiques et sportives ministre bi jox na ko prérogative pour mu recevoir ñu mën a constituer loolu donc nag bu fekkee ne am na kenn koo xam ne dalal ministre bi fekke lii ñuy def mu mën a seede ne ñii li ñuy nekk di def caaxaane wuñ ko ñu ngi ciy dem ba ci au fin fond du Sénégal dans les régions les plus reculées pour développer ce sport xam naa ne kon bu waxee loolu ministre bi dana gën a sawar wala gën a am confiance ñun ñii mu nar a denk sport bi fii ci biir Sénégal donc bis bi daal wax dëgg yàlla njëriñ kese lañ fi gis di remercier ñi fi ñëw ñëpp bu xel fàttee nag ba mu fàtte ñeneen mu comprendre ne damaa improviser nii rek waaw donc jaajëfal ñëpp monsieur le maire merci beaucoup yow ak sa délégation. salaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp d'abord ñoo ngi ñëw fii en tant que responsable Benno Bokk Yaakaar à Sagata ñu ànd ak Soxna Binta Gueye Soxna Ndeye Sall Assane ak Touba ànd aussi ak Mor Sok ak fekk fi sunu frère Abdoulahad ñu ñëw bu baax di accompagner monsieur le maire Modou Ndoye di ko féliciter bu baax a baax ci initiative bi mu am ak dalal bi mu dalal association bi ñoo ngi ko ci féliciter bu baax di ci am mbégte ñu organiser ko ci sunu département kon loolu monsieur le maire ñoo ngi la ci féliciter bu baax a baax di nuyu bu baax le président Serigne Boussoobe di am mbégte ci daje feek moom mu nekk le conseiller spécial du ministre des sports Matar Ba kon monsieur le président ñoo ngi lay nuyu di kontaan bu baax ci sa teewaay ak sa taxawaay fii di nuyu tamit le président de l'association monsieur Fall ñoo ngi leen di féliciter bu baax di am mbégte dalal leen ci sunu département am nañ ci mbégte lool di souhaiter équipe bi nga xamante ne si ne moom moo war représenter Sénégal ci coupe du monde bi di ko souhaiter bonne chance di leen ñaanal aussi yàlla may leen ndam ci lii ñu jëm en tout cas de toute façon dañuy bañ a guddal mais kontaan nañ trop macha allah. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam di tàmbalee ci nuyoo bi monsieur le maire mu jël nuyoo bi tegal ñu ko ci mboolem képp koo xam ni mu ngi fii ci dëkk bi ak li wër dëkk bi monsieur le président Modou Gueye maa ngi lay nuyu Modou Fall ak mboolem ñi nga àndal nuyoo bi aussi nga jottalil ñu ko képp koo xam ni da ngaa nekk fii tey te nekk ci dëkk bi nekk responsable politique nga joxal ñu ko nuyoo bi président ligue bi Tekball ñoo ngi lay nuyu di la ziar nuyoo bi aussi nga jottalil ñu ko képp koo xam ni dafay yëngu ci métier mii di Tekball ci biir réew mi ak ci bitim réew su ma waxee ci biir réew mi nag sport la boo xam ne sport la bu am solo la ci li ñu jàpp donte nekkagul luñ miin trop su ma waxee ci bitim réew aussi njortu naa ni yéen a ngi waaj suñu xale yaa ngi nii ñoom Matar ak Maam Cheikh di préparer pour dem ci coupe du monde boo xam ne mi ngi war a am Hongrie te njortu nañ ni bu ngeen fa demee di ngeen fa wane jom di ngeen fa wane fulla di ngeen fa wane fayda di ngeen fa wane xarañte lépp lu ngeen mën a def pour indi ndam li fii Sénégal di ngeen ko def kon mënuñu wax fii biir réew mi di bàyyi bitim réew ndax foofu ngeen jëm incha allah te yàggatul dara di wax aussi ci turu le ministre des sports Matar Ba nii mi ngi am mbégte ak kontaante bu baax bu bis yu mel nii dee am ci biti dëkk bi su ma waxee biti dëkk bi nag
dafay tax ñëpp xam ne rek sport bi yemul Ndakaaru yemul ci biir dëkk bi mais dañ ko war a génne fépp ci bitim réew ci biti dëkk bi di moins tey bu ñu amee tournoi bu toll nii mu nekk tournoi régional tegball tey Kébémer Linguère Louga ak Ndoyeen di ci participer ñu ni fan lañ koy defee ñu ni génn nañ Ndakaaru génn Louga bàyyi Linguère bàyyi fépp ñëw ci benn commune bu tudd Ndoyeen nekk ci département bu Kébémer dafay wane ni sport ñëpp a ko bokk monsieur le maire nekk xale jeune nekk sportif nekk ku bëgg jeunesse bi ak ndaw ñi lépp loo xam ne sollicité nañ ko ci mu jëm ci wàllu ndaw ñi mu sawar ci tax tey ñu bokk ci compétition bi waaye wëlbatikuwaat organiser ko fii ci dëkkam loolu fierté la ci département bu Kébémer te ñun buñ dëkkee ci département bi nekk ay ndaw département bi am yaakaar ni département bi dafa am ay taxawaay yu am solo yu ñu ci war a def ak ndaw ñi dara jiituwu ci sport kon nag na ñëpp xam ni kilifa gi ñu dénk sport ci biir réew mi ngi am mbégte ak kontaante ci yéen ñëpp waaye rawatina yow monsieur le maire mi nga xam ne tey yaa accueillir liggéey bu am solo bi nga xam ni ñu ngi ko ci def di wax aussi ni dégg nañ kàddu yi nga xam ni yëkkati ngeen ko fi ci lu jëm ci wàllu liggéey bi yéene yi ngeen ci am ni ngeen ko bëgg a yaatale yi ngeen ñu jàppale leen ci lépp incha allahu rabbi le ministre dina jot dinañ ci wax ak moom dinañ ko jox doléances yi te am nañ yaakaar ne lépp lu mu ci mën dina ko def ndax ku ne xam na ni bi ñu ko joxee sport ak léegi fi mu indi sport bi ñu ko joxee ak léegi kenn mësu ko def donc loolu nag suñu amee nit koo xam ni mi ngi jéem ci sport loo xam ni ñeneen ñi fi jiitu woon néew ma defuñu dara waaye li mu def doublé na ñett wala ñeenti yoon ñoom lañ doon def ndax ku ne xam na ni état continuité la ku fi jaaroon am na loo def mais nag à chaque fois dama koy wax di wax ni nit la koo xam ne dafa am yéene ci li ko président de la république dénk dafa am ngëm-ngëm ci li ko président de la république dénk daf ci am bëgg-bëgg aussi loolu moo waral bépp sport bu ngeen gis nit di ko def ci Sénégal ak fu sport bi mën a nekk ak fu ñu koy mën a defee day fexe ba moom bu fa munta teew ay ndawam teew fa ndax la fay jógee ñu mën ko jox mu def ci lim ci man la nga xam ne mënu ko mu jàllale ko ci njiital réew mi nga xam ne moo ko man pour que ñu teg sport Sénégal ci ay conditions yu baax teg ñi koy def ci ay conditions yu baax jàppale leen ni nga xam ne noonu la waree kon jàppale ni suñu teewaay fii mooy teewaayu le ministre des sports mooy ñëw accompagner leen ñëw xool li ngeen di def ñëw fexe ñu améliorer ko mu gën a avancer gën a jëm kanam loolu mooy yéeneem ñun ñii ànd ak moom ñëpp loolu mooy suñu yéene ci la ñu nekk te ci loolu la ñuy dox kon jàppale ni ministre moom fépp fu ngeen mën a am soxla ci lu jëm ci sport mi ngi fi te loolu moo ko fi bàyyi te loolu ak président de la république dénk kon nag ñu ngi leen sant yéen waa Ligue bi di sant aussi mboolem ñi nga xam ne ñoo fi nekk ci ay kilifa yéen ñi nga xam ne yéen a participé aussi ci tournoi bi ngeen góorgóorlu parce que tey war ngeen xool ci maam Cheikh mii taxaw ak Matar ñoo xam ne tey ñi ngi jugee ci jàppoo bu Géejawaay bu Tegball def ay résultats yu am solo ci biir réew mi ba yegg si fii ñu yegg si tey fexe leen xool ci ñoom ba bu déwénee bu ñu demaat beneen coupe du monde ñoom ñii ñu demaat waaye yéen ngeen yokku ci bu déwénee bu ñu dem bu ñu yóbbu ñaar mais ñu yóbbu 4 wala 5 wala 6 te loolu li koy def mi ngi fi gëm-gëm la rek te ay ndaw ngeen xale ngeen toll ci te njortu naa ne ñi nga xam ne ñoo yor ligue bi di ko organiser pare nañ pour accompagner leen ba bu ëllëgee incha allahu rabbi ñu mën fee indi ay ndam ci sport boo xam ni bu ñu war a xam la ci bu ñu xam la ci àdduna bi ñu desee koo xam ci biir réew mi te ñoom ñu pare pour yaatal ko ba réew mi ñëpp xam ko pour ñu accompagner leen kon nag ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di rafetlu seen taxawaay ak liggéey bu am solo bi ngeen def monsieur le maire jërë ngeen jëf. loolu tàng na waaye Tamba moo gën a tàng kon ñoom buñ toll ci niveau national di mën a défier waa jàppoo waa Ndoyeen ak ñi fi nekk ñëpp ci ay club région bi bu ñu góorgóorloo ñun tamit comme ni ko monsieur le maire waxee sànq waxuma la défier waa jàppoo waaye dañuy mën a nekk ñi représenté Sénégal ci coupe du monde bi ñu ñëw